kan. xale bu jigéen bi. bëri woon na ay jinne. am na 16 jinne yu génne ci moom bi mu sangoo suur lii bi cuuraay bi. 16 jinne. ñaari dëmm. 16 jinne génn na à cause de vite fait bi ak cuuraay bi 16. maa ngi nii génnee barki démb benn 16 xam nga wax naa leen bagages yi cuuraay yi day génne ay jinne lu bari 16 génn na 16 ak ñaari dëmm mbokk yi 16 jinne ak ñaari dëmm moom jinne moo ko wax kon xam ngeen ne cuuraay bi am na solo volcan bi vite fait bi lu am solo la xolli ko mbokk yi man sama garab yi dafa am barke yii doo ko gis fenn composant bi rek doo ko gis fenn tamit baatin bu wër moo ci nekk ak barke baatin ak barke xam nga day am doole boo amee baatin bu wër am barke day am doole gis ngeen ko ni bii dafa am doole gars yi ñemewuñ ko bii moo génnee 16 jinne ak ñaari dëmm lan ngeen di wax ci loolu yéen kay defe naa ne am na jinne bu doon dëmm lu jël ko di ko yenu fii yéen a ngi fàtte fan la muy borom mooy jinne bu jóge woon kataba 1 di dëmm lu naan jox ma naan ko mais ba mu koy yenoo bopp bi dafa naroon xar fi ñu koy buuxante ñoom ñaar yéen a ngi rappelé loolu doomu monsieur le maire waaw léegi rapidement après ma daal di tuubal jinne bi waaw liñ ci mën a yokk kon ba léegi yéen a ñuy suivre sur la TMS TV ginnaaw bi ñu leen expliqué sànq li jinne Kank Moussa wax liñ ci mën a dolli mooy nee na am na ay sëram yu ñuy wax Awa Ndiond Seydou bu Ndiond ak Aliou Ndiond nee na ñoo ñëpp dañu am ay jinne liñ ci mën a jàppal mooy seen kër fële ca Espagne dafa am jinne moo tax bu ñu fa duggee rek dañuy am feebar dañuy nekk ci ay jafe-jafe leneen li également nee na des na yeneen juróomi jinne yoo xam ne ñi ngi ci ñu moom am ci jinne bu soxor boo xam ne ñu ngi koy wax jinne Badir kon ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu nëbbu làmboog njëriñ di yeete ak le xalifa général Alaaji Thierno Moule Sow kon ngeen dégg jinne bi def na fi ay révélation yu baree bari ba wax sax ci xale bu góor bi nga xam ne mi ngi toog moom it nee na dafa am jinne bu nekk ci moom daal nee na waa kër gi ñëpp dañu am ay jinne kon defe naa ni li sëriñ bi wax li ustaas bi wax nekk na lu doy waar loo xam ni jinne yi ñi ngi fii Sénégal di fi ruube guddi ak bëccëg waaye yàlla wàcce na kii di le xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni li ko yàlla may ci wàllum jinne ci wàllum rab ci wàllum dëmm ak ci yeneen moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf kon defe naa ne yàlla suñu borom moo xam lan moo tax mu wàcce ko kon Abdou Aziz Diagne ñu jox la nga commenter en français. C'est vrai Moustapha. Waaw vite fait bi aussi avec tout ce que cela comporte comme bienfait. Mais moi Moustapha je suis émerveillé par la longévité de ce djinn qui s'appelle Kanka Moussa 590 ans. Il n'y a pas un être au monde qui peut vivre aussi longtemps que ça. Mais surtout le marabout a magnifié la compréhension mais surtout le soutien que son mari n'a cessé d'apporter à son épouse. Et ça, c'est extrêmement important. Moustapha, on est dans la dernière ligne droite parce que le marabout est fermement décidé à convertir ce djinn à l'islam. Alors, si on constate le comportement que le djinn avait quand il rentrait dans le cabinet de Thierno Moule Sow, et vite fait bi la mo jëlee ko fi. Voilà donc bii la mo jëlee ko fi vite fait bi. La présence du vite fait le gêne. Ça le gêne terriblement. Il ne peut pas supporter la présence du vite fait. D'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est vite fait. Très agressif, très meurtrier. Il a esquissé de la tête pour dire qu'effectivement, tout ce qu'on dit sur vite fait, c'est la vérité. Mais Moustapha, pour un peu revenir sur ce que nous sommes en train de vivre ici, on a vu le comportement du djinn quand il rentre ici. Instant bi li ma fi teg vite fait bi rek moo ko sonal.
le djinn ne peut pas supporter la présence du vite fait. D'ailleurs, il lui a même tourné le dos. Il lui a même tourné le dos. Alors, je ne sais pas si le marabout veut peut-être quand même aller plus vite. Hein? Il peut vraiment affronter le djinn. Mais pour le moment, il lui a tourné le dos. Il ne va pas regarder le vite fait. D'ailleurs, il se prend la tête. Franchement. C'est ce vite fait qui a sorti 16 djinns donc, du corps. Mais bien sûr, 16 djinns ont été sortis et 2 sorciers ont été sortis grâce à ce vite fait, comme son nom l'indique. Mais Saliou, ce qui émerveille les gens actuellement, c'est la réaction immédiate du djinn quand le vite fait est sorti. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas, ce vite fait, c'est l'ennemi numéro 1 des djinns. Il ne donne absolument aucun répit aux djinns. Ça brûle les djinns. Voilà, vous savez, elle commence à être très agitée. Elle se tient la tête, elle se tient les chevilles, elle baisse la tête. Contrairement à l'attitude qu'elle avait adoptée quand elle est rentrée dans le cabinet de Thierno Moulé, parce qu'elle était là bien sur ses 2 jambes et très agressive. Aujourd'hui, qu'est-ce que le marabout est en train de faire? Il est en train d'enlever, en tout cas, le couvercle du vite fait pour peut-être que l'odeur a... Attention, réaction immédiate du vite fait. Waaw dégg nga loolu lii moom vraiment ça mérite. Saliou, tu fais un commentaire en anglais sur ce que nous sommes en train de vivre avec la réaction immédiate de djinn sous la présence du vite fait. Qui a même peur de l'odeur donc du liquide vite fait. Donc, même l'odeur dérange donc l'esprit qui est en train de se détourner et qui est en train de fuir à cause de ce liquide précieux qui est vraiment délivré par le Khalif général des djinns, donc le roi de la médecine traditionnelle. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can hear what the spirit is doing right now because he's afraid of this very liquid vite fait. You see that? Because the liquid vite fait is so precious and so powerful. Because of this liquid vite fait, the marshal, has taken out 16, spirit from the body of this very lady and even 2 witches. So right now, it is only remaining 5 spirit from the body of this very lady. So Kanka Musa is right now here, but Kanka Musa is afraid of this very liquid vite fait, and Thierno Moulé Sow will be then just convert him to Islam and then will take him out from the body of this very lady. So the spirit also was planning that in their house in Spain, they have some spirits there, and even some members of the family of this very lady are having the jinns are having spirits with them right now. So, and this very spirit is so old; he is 590 years old. So we will just let Thierno Moulé Sow deal with this very healing session and try to make out this spirit from the body of this very lady. But right now, the spirit is just trying to remain in the body of this very lady because he is just loving this very lady, and he just wants to stay with this lady. He was even crying, but I will let Thierno Moulé Sow deal with this healing session and make him out from the body of this very lady. Mashallah. Les ziarat de la delloo kaddu gi.
baax na ci famille lii bu baax la dem muy ñemewuñ ko jimmee jinne yi ñemewuñ da ko ñëpp gis nga kii de moo ko génnewoon néeg bi vite fait gis ngeen ko actuellement wàcce li mu rek laa war a pare dem gis ngeen ko booku gis ngeen vite fait bi xam ngeen ne yàlla dafa def barke ci garab bi mënoo ko am feneen nag pour fii ci maam boo ko amee perte nga parce que nag garab bi mën nañu xonk waaye duñ benn de waaw fii rek nga ko mën a amee. courant gars yi mën nañu ko pirate ak yooyu. courant du moromu batterie. fii rek nga ko mën a amee. gis ngeen ko ñu ne lii lay daw de bokk yi gis ngeen. gis ngeen gis ngeen. gis ngeen bokk yi. gis ngeen bi lay daw nii de. gis ngeen. gis ngeen. pare nga pour génn wala pare woo pour génn. mun na bàyyi naa ko. ah daa ko bàyyi waay. Kanka Moussa fonkal la waaye defe naa ne fonkal laa pare nga pour bàyyi wala pare woo. bàyyi naa ko. bàyyi nga ko. waaw. ah. waaw. waaw nee na bàyyi na ko mbokk yi kon nag gis nañu ne ñoo tudd ko. ñemewul kii. mbir mi yàlla da ci def barke. waaw. kon mbokk yi ngeen gis ni vite fait bi du caaxaan. ngeen tey vite fait bi la ragal si nga ko. vite fait bien fait. léegi xaaral ma denc kon vite fait bi nii. danaa ñemewu ko. boo ko ma daal di denc vite fait bi. léegi nag Kanka Moussa. léegi nag pare nga pour génn xale bu jigéen bi wala pare woo. léegi ñu daal kii ak dee wala di wax. kii ne lu mu dëgër dëgër ko boo génnee vite fait loolu lay def xam nañ ko. waaye nag yàlla def na dara. léegi dama bëggoon pour ñu wala pour nga génn ndaw si d'accord. nee na waaw. ndeysaan. kon tàccu leen vite fait. tàccu leen vite fait. vite fait macha allah. bien fait am na solo ngeen gis ni Sénégal àdduna ñu ngi koy commandé semaine bu ne ngeen gis GP bi di yóbbu ba États-Unis ba Amérique lii mooy vite fait jinne yi ñemewuñ ko rab yi ñemewuñ ko dëmm yi ñemewuñ ko vite fait bi defe naa ni yéen a koy seetaan en direct sëriñ bi. bu ñu koy importé nag dañ koy def en poudre. bu ñu ko def ci ndox dañ ko def en poudre. importé ko su ko ci jotee ñu wax la nan nga koy defee. defe naa saa su ne. lii macha allah mu mën de mu mën ci garab saa su ne ñu koy commenté fii di ko def en poudre di ko yónnee ci avion yi muy dem fu ne dans le monde entier. yor sama kër fu ne. fu mu tourné rek laa. Aziz. waaw. waaw lii de moom Moustapha ça se passe de commentaire parce que gis nga jinne bi vite fait bi génnee waxuma la toog sax mais mujj gi dafa woon ginnaaw ñu ne déet na waay mu daal di génn ca biti parce que pour moom du toog mukk bokk ak vite fait bi fii nga xam ne ni moom mooy cabinet médical Thierno Moulay Sow Thierno nag liñ naan bëree nag ku daan da ngay wàcc sa morom dafa mel ni daan nga parce que nag topp nga ko ba fële ci biti ba moom la nga ko doon demandé sax moom nee na dina ko bàyyi kon nag xam naa fi ni li ci des rek mooy ñu seetaan la ak moom nag ci geste final bi mooy nga tuubal ko donc amis téléspectateurs comme vous l'avez si bien fait si c'était un combat de boxe on dirait certainement que l'adversaire est vaincu par KO non seulement par KO mais par jet de l'éponge il a même cessé vraiment de combattre actuellement il s'est résigné quand même à être converti à l'islam et dans un instant le marabout va procéder à cet acte rituel qui consiste à transformer à convertir ce djinn qui était très redoutable, qui a fait des dégâts, qui a fait des ravages et qui va bientôt se convertir à l'islam salut.
That's it, Doyen Aziz. You see that because of the liquid vite fait, the jinn just got out from this very room. This very spirit got out from this room because of this very liquid vite fait. Because spirits, jinns, they are afraid of this very liquid vite fait because it is burning them every time. So you see then this very jinn who is so powerful, Kanka Musta, is now ready to be converted to Islam by Thierno Moulay Sow and to get out from the body of this very lady because of the liquid vite fait. Now he says now he is just fed up. He will just get out from the body of this very lady. So I will let just the floor to the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. He will deal with this very healing session. Moussa Ciss vraiment jóge ba Espagne sacrifice aussi moom bàyyi léppam lépp lu mu am lu dagg ay billets 4 billets avion la dagg vraiment jabootam ñëw pour lii rek lii sonal na ko lii yàq na moom bu nekk loolu ku dëgër vraiment day bàyyi na bu yàgg. day na bu yàgg. waaye nag ñaanu kilifa yi waaye loolu yi maanaam ñaan yooyu ñoo ko téye protégé ko xam ngeen ne jinne yi macha allah dëkk leen yombul nii waaye nag gis nga rakk aussi xale bu jigéen daan ñëw ko am wërsëg la ko am avenir la mais gis nga jinne moo ngi ci moom sànq wax naa ko en même temps jinne bi tamit da koy dugg di ko yàqal gis ngeen jinne yi ñu baax li ñuy dugg ñu am jinne ñu am yar ñu am teggin ñu baax ñu am qualité ñoom la ñuy wër pour yàq seen àdduna kon nag mbokk yi ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci seen i njaboot ngeen bàyyi xel ci seen i soxna ngeen bàyyi xel seen i xarit ak seen i am ci jàmm ngeen xam ne jinne yi mën nañ leen dugg di ruure di yàq kon nag ñu sant suñu borom bu baax a baax di ñaan jàmm ci réew mi Sénégal yàlla def jàmm yàlla yàlla saafara lépp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag jinne bi maa ngi koy bëgg a tuubal vraiment dugal ko ci diine l'islam ma tuubal di formation ñoo yàq résultat yi. nee na ba mu jàngee def formation fan Espagne. Assafin fii Grand Yoff. fii la ko kii duggee woon Zoudougou. Zoudougou waaw. waaw man ni maa ko doon jàppale. yaa doon jàppale Zoudougou. waaw. kon yow formation nga wala doo formation. déedéet duma. mais Zoudougou moom formation la. waaw Zoudougou formation la Congo la jóge Grand Yoff la dëkkoon. mbokk yi jinne yi mooy formation. man maa àndoon ak kii bu muy ñëw si kër xale bu jigéen bi maa ko gunge woon. waaw léegi Zoudougou mooma lii def jàppale ba ma lii soppaleku nit nekk nit waaw jour boobu lay soog a am loolu Zoudougou moo ma ko defoon. Zoudougou dafa am xam-xam mais xam-xam bu bon moo ci ëpp. waaw. Ibrahima Ndiona Moulay. Ibrahima Ndiona mooy Zoudougou mooy jinne bu am xam-xam. mais dafa def formation 2 ans. mu def examen. ñu génn résultat yi mu admis. sa ëllëg sa ñu woowaat ko moom moo dem ba gis turam ci tableau bi. sa ëllëg sa ñu ñëwaat ñu ne ko résultat yi dañoo juum ñu dindi fa def fa keneen muy ñu ñoo ko def jour boobu day jooy ba seen waa kër jaaxle te formation bi noonu la ci sonnee woon diggante Bargny ak kër ak Grand Yoff dafa sore 6 heures du matin wala 5 heures du matin lay jóg di baagante pour ñafe am dara mais ñun ñoo ko yàqal loolu lépp.
nga ma mën a sarbe bu ma la liggéey bu ma la téye fii loo ma mën a jëriñ man. loo ma mën a jëriñ. mën naa loolu liggéeyal. loo ma mën a jëriñ parce que kat soo jàppee jinne yi dañu nekk ci kër gi loolu sa xaalis man am naa doole de comme doole waaw comme genre jinne yi ñu mel ni man ñu fi ñëwee waaw mën naa si def sama doole de nga def sa doole ak lan comme genre défaillant yi ngay tudd rek défaillant yi waaw mën naa ci defal leen bagage bu bëggee ma taal leen bu bëggee ma teg leen feebar yan façon feebar waa ay feebar yi ngay dégg ni ay diabète tension waaw ay drépanocytose yooyu boo gisee ma koy laaj mu bëggoon a laaj sax man ban feebar la ma def ko ndaxte man affaire bi comme coroxaan lay def. kii ngelaw laa ko sànni woon ngelaw nga ko sànni woon moom jëkkër waaw bu guddee bu waree tëdd ma toog ci dënn bi comme ni ñu ko bëggoon a de xale bi bu mu ñëwee dañoo bëri ñu xam ne bu ñu ñëwee fii dañuy génne te bëgguñoo génne ñu toog ci dënn bi xoj ko bëggoon koo rey xam nga sa jinne yi vite fait bu mu doon utiliser moo tax bu mu duggee ci avion bi mënaluñu ko dara moo fameem bi bu mu doon laal moo leen jàppale moo leen dimbali man ma ne kii man chauffeur bi wàññi oto bi dafa commencé rek dafa commencé dafay bagage am ci waa chauffeur bi wàññi oto bi. léegi ba ngeen di ba ñuy ñëw fii sànq loo naroon ci oto bi. këpp ko da nga naroon këpp oto bi. waaw léegi yow boo këppoon oto bi. boo leen gëlëmal sax ñuy wëndeelu da ngeen gëlëmal. waaw da ngeen gëlëmal. am na yoon bu ñu doon jaare mais boobu moo gënoon a gàtt léegi dafa wiiri maa ngi bëggoon sax chauffeur bi maa ngi ko loon yëngal sax pour mu wax neen da ngeen ngee dooli xaalis ruube waa jaxase leen waaw dañ dugg ci oto bi rek ma toog sax 10 000 ma commencé bi xam nga rek comme ni nga ko waxee boo xaw a yàggante ak ñoom tuuti day xam seen i bagage waaw nga commencé gis mu indi ay. ma xam ne narul jàmm. nga xam ne narul jàmm. waaw si la wax juróom-ñaari Thierno Moule Sow. waaw af ko. waaw. xam nga di des si yoon bi yëpp mu naan Thierno Moule Sow ba ni ngi yeggee ci oto bi. maa commencé yëngal de mu commencé koo wax ma bàyyi ko boo yàggee ñoom de di seetaan tamit DMS. kii dafa soof léegi yow jëkkër ji ban lan nga ko feebar lan nga ko sol nga ne. ngelaw ngelaw nga ko sol. waaw moo ay doomam yëpp moom ak ay doomam. waaw mbokk yi gis ngeen jigéen ñi nee na ngelaw la sol. ak seen waa kër ñii ñëpp ñi ñëpp. waaw ñuy saxaat rek mais sax damay saxaat ba deret day génne. waaw xol bi man bi ñu ñoom ñëpp kii saxaat lay def quoi comme daal keroog. laaj leen. ngeen ji ne baa ngi toog yi. waaw léegi ñu ngi naan sa waay doon naan ndax keroog. parce que yaa ngi sa kër nii rek. ma ne ko nii ay bagage la quoi. waaw mais mooy loolu. wallaahi wallaahi mais nag bon comme li ñu wax rek jaam bi la yàlla suñu borom di teg nattu waaw jaam bi la yàlla suñu borom teg nattu ma gëm ne nattu mais nag dama dellu santal yàlla bi ma yàlla indee fii. moom ma gën a gindeeku. kii dañ ko gëlëmaloon di ko jaxase am na lu bëri loo xam ne dañ ko gëlëmaloon après laa ko comprendre mooy comme li mu wax nii rek waaw daan naa dem ba xam ak sama liggéey bi demoon naa ba ne est-ce que liggéey bu diis bi may liggéey moo ubbi sama dënn bi affaire yooyu noonu dama lambee day def doñ dëgër këj waaw yow sëqat bi naka la doon jëlee ci yow. comme ni may saxate nii rek saxat dem waaw mais day dem ba beneen sax boobu bu ma saxatee direct bi ñu nekkee fële sax la ëppoon dañu bëggoon ñu ne dañoo corona xale bi teg naa ko soj 1 an soj 1 an chaque jour musuwaar yaa ngi si poos yi chaque jour bi mu jotee vite fait bi la arrêté soj 1 an daaw si corona bi la commencé ma bëgg rek pour ñu lii ka ndax fa corona waaw 1 an ñuy saxat di tiseeli rek
jëlee ci moom kenn dina wax loolu ndaxte jour bi moo ko sangee bi ma ko suuree xam sangu garab la ñu commencé xam nga comme geste ni ñuy génnee noonu ñu commencé 16 ak ñaari dëmm li ma ko bëggoon a laaj nag moom xam ko woon sax xale bu jigéen bi moo doon compter dëmm yi ko topp te ñu dëkk fële dëkk yi xam maanaam dëkk bi ñu dëkk dëmm ya ko fa topp góor ak jigéen dañu bëgg ñoom ñu robale ko pour ñoo xam suñu bopp dëmm yooyu ñaan la ñi ko topp ñu nekk Espagne kenn ñii nañ jóge foofu moo gën bu ñu mënee jóge foofu moo gën parce que lii boo waxee coow lay andi te dëkku tubaab la ñu nekk après ñoom da leen di jural coow ñoom xam nañ ko ceen yow lijjanti sa bopp rek moo gën man daal wax naa leen na dem bu mu mënee jóge foofu mu jóge fa bu ko mënul nga may leen garab ñooñu dootuñu ko laalati ñooñu xale bu jigéen bi lañ bëggoon a defal bagage mais xale bi jigéen defal na leen bagage ñun tamit côté boobu jàpp nañ ci nii rek tuuti rek jàpp ngeen ci tuuti waaw voilà kaala léegi yow nga ne xale bu jigéen bi 1 an moo ngi soj chaque jour day tiseeli chaque jour bu vite fait bi ñëwee mu sangu ko la soj bi arrêté mu sangu suur mu arrêté ba nii dafa sangu ci vite fait bi 2 jours suur 2 jours ci laa ko sànni xeer ma ne ko gars yi dañ doon naanu rek laal sa gars yi tamit doon nee ñëw de laal nga fit laal sam si sama rosi ndax lii dëggal fit mu naan day oo ay sam si asam waaw sam si sama rosi saa su ne ñoom démb rek ñoom suñu ñëwee dama leen di sentir démb ama bët ki démb wallaay si waaw lu leer nga wax démb rek barke démb la ñëw commencé indi attroupement ma ne sam si sama rosi bismillah acca na dal ñu damal samay tànk lañ dam ci kër gi waaw suuri bi mag moom dañuy raag ba këraa mooy suuru force waaw tey jii la mujj ndax man kese man maa amul kenn ku ko mën a suur man maa koy suur day raag ak moom force day suuru waaw moo xam day tëdd di suuru moo xam day taxaw di suuru mais suuru moom la koy def waaw loolu moom sant yàlla waaw muyum doon wax ñoom ay nit yu ñuul lañ foofu wala dafa bëri nit ñi ñuul ay sénégalais lañu bu baax sax waaw ay sénégalais lañ bu baax ndax li ñu bëggoon mooy éliminer ko waaw mais nag yàlla sant nañ yàlla daal waaw ñun moom xama rek pour di bañ a téye temps bi sant nañ yàlla bu baax waaw dafa yàgg Donc vous l'avez compris, chers internautes, chers téléspectateurs. Donc cette dame que vous voyez était enrhumée durant un an durant, et vraiment elle était toujours enrhumée, mais à cause du liquide vite fait. Comme son mari l'a expliqué, à cause du liquide vite fait, elle est revenue à la normale quand elle a commencé à utiliser les produits de Thierno Moulé Sow. You see that this very lady has been catching a cold for so long a time, for 1 year, but because of the products of Thierno Moulé Sow, when she just started using the products of Thierno Moulé Sow, now she's feeling better. She's no longer catching a cold. And even her husband is having a kind of, cold, just trying to sneeze every time, but you see, this very spirit has been just doing it, but Thierno Moulé Sow will do his best to make him out, to make this very kind of sneeze out from his body. Alors donc vous voyez, le mari qui est en train de tousser tout le temps,
parce que c'est l'esprit qui a fait ça donc de son mari, et Thierno Moulay Sow va tout faire pour sortir donc cette toux vraiment du mari de la dame. soqat bi dindi ko xoolal lii xam nga ne kii ku mort vivant la dindil soqat bi xool ko muy ree ay ni ñoo la xoolal dañuy def seen musiba ba pare di la ree dindil lépp xoolal li dindil lépp dina dañ macha allah lépp lu mu roofoon dindi na ko xoolal rek am nga day jékki di xam Thierno jox ko ndox ana ndox loolu laa xam ana ndox jox ko ndox jox tànkal fii nga ñaan ci indi kaa agité nga tànk fii aar ko mouchoir may leen ko mouchoir aussi non xaaral mouchoir waaw si nga mu ngi dee filmé xam nga ne may leen ko mouchoir macha allah jinne bi nee na ma may ko ndox ma ñaan ci dindil lépp nañu xëy rey ni teg la ay cancer teg la diabète teg la ay AVC dindil lépp xool ko ñàkk rek xool leen ko du mu ñàkkee te maa ngi taal kilim moo ngi ñàkk fii yëpp moo fi ñàkk xool leen ko nu mu ñàkkee zoomé leen ko bu baax pour nit ñi seetaan ñu xamul ni instant bi kilim baa ngi tàq moo ngi nekk 20 bësal indil kilim bi zoomal kilim bi fee kilim baa ngi nekk 20 moom moo ngi ñàkk zoomal kilim bi gis nga kilim baa ngi nekk 20 moom moo ngi ñàkk jëlal jëbi ndax yu bagage yi lay génnee mu gaaw nga ne lii xam nga ne kii bu amuloon ñaan deena bu yàgg am dindil ñi lañ lay teg la ay feebar filmer leen ko bu baax ñi gis ñi seetaan di gis filmer leen bu baax dindi lépp ci filmer leen ko bu baax li mu defoon ci jëkkër ji xoolal nu muy ñàkkee xool leen ñàkk bi nu mu tooyee te fii kenn ñàkku fi filmer leen ma filmer leen kii filmer leen kii kenn ñàkku fi filmer leen gaa yi kenn ñàkku gaa yi jëlal gaa yi filmer gaa yi kenn ñàkku filmer ñëpp filmer ñëpp gaa yi seen jëy filmer seen jëy kenn ñàkku gaa yi filmer waat ko xool ko naan filmé leen ko nu mu ñàkkee mbokk yi gis nga lii dafa leer nañ gis ngeen ko nu jëkkër bi ñàkkee actuellement yi bon yu mu defoon ci moom mooy génn gis ngeen muy ñàkkee yéeme na yàlla la suñu borom la lan la
xool leen filmer leen lii yëpp mbokk yi am na yu mu placé woon ci yaram bi am na yu mu placé woon xam ngeen ne kii am na yu mu miine woon ci garab bi pour rek jëkkër ji bàyyi ko pour jëkkër ji dee ndigg bi nga téye woon nee na dafa téye woon ndigg bi pour bu demee du mën a liggéey jinne bi moo nekk ni actuellement jinne bi moo nekk nii waaye kii nit ki soxna la ci kii waaye actuellement du soxna moo nekk ni jinne bi la dafa am lu mu defoon ci ndigg li pour bu demee du liggéey nee na Thierno sonn naa léegi jógo gis nga nu muy ñaqe mbokk yi defe naa ne lii lu ne fàng kenn du ko lu ne fàng kenn du ko séentu asamaan jarul la xalif général des jinne the king of the king tàccu leen loolu waay léegi nag man am na yu mu roofoon ci man loo roofoon ci man jàkkaarloog man nga xool essewul boo commencé def nii rek gars yi dañuy wàcc ni xool ko kii dama ko yërëm sax billaahi dama yërëm jëkkër ji ndeysaan jékki-jékki rek ñu ray la nga dee jàmbaar la de jabar ji na ko téye de jàmbaar der la de jàmbaar la de jëfe na si góor yi tey tamit waaw jinne bi mooy wax ni Kanka Moussa mu naan kii jàmbaar la sëqat bi dina deñ sonaloon nañ ko nag mais dëgg rek moo tax may wax waaw jàmbaar la nee na jàmbaar la mooy nekk caatu yaayam mais li mu yenu bëri na si ndigg bi sax dañ ko téye woon pour bu demee du liggéey li mu yenu bëri na xam nga ne ñoom baax na de mbokk yi gis ngeen jëkkër ji macha allah jël leen bu baax a baax pour ñuy seetaan jigéen bi nag macha allah dafa yàgg ak xale bu jigéen bi nee na yàgg na ak xale bu jigéen bi yàgg na ko taxawul tamit waaw loolu la ko suñu borom fayee kii seen famille sax day ma ne moom mooy taawu kër bi ndeysaan famille xale bu jigéen bi day ma ne moom mooy taawu kër bi ñoom sonn ñëpp na lay dimbali di jàll di leen orienté waaw macha allah léegi nag ma tuubal jinne bi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah wa ashhadu anna muhammad rasulullah abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu dafa diis abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey bés ni ki tey tuub naa allahu akbar tuub naa tuub naa dugg naa ci diine lislaam dugg naa ci diine lislaam alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suñu borom jërëjëf yonente bi salaa salaam jërëjëf mbokk yi jinne bi bés ni ki tey tuub na dugg na ci diine lislaam léegi nag jinne bi dama koy tuddee prince Baba Moule noonu laa koy tuddee prince Baba Moule jinne bi tur boobu laa ko jox prince Baba Moule kon nag jinne bi tuddee naa ko prince xam ngeen prince Moule prince Baba Moule kon nag bés ni ki tey tuddee naa la prince Baba Moule jinna d'accord bés ni ki tey sama taalibe nga sama surga nga sama jaam nga sama jaamu njaboot nga sama jaamu doom yi nga ba ilaa yawmi diini danga may liggéeyal man ba ma dee nga liggéeyal sama njaboot yi ba ñu dee d'accord inshallah waaw léegi nag prince Baba Moule bés ni ki tey ci kër gi lay nekk sama taalibe la day génn soxna si parce que jinne boo ko jàppee da nga koy tuubal soo ko tuubalee génnee ko ci saytaane dugal ko ci lislaam da nga ko war a téye mu lay liggéeyal parce que bu ma ko tuubalee rek bàyyi ko mu dem day dem defaat ay tojaange kon dama koy tuubal garder ko fii mu nekk ak man fii di ma liggéeyal di ma liggéeyal sama yeneen taalibe yi problème bu ñu am ma yónni leen demal diw dafa am problème demal jàppale ko
diw dañ ko téye kaso demal génnee ko diw dañ ko xeex diw dañ ko nangam diw dafa feebar na jóg diw liggéeyam doxul diw na affaire am baax diw dafa am ku koy néewal doole demal toroxal kooku waaw dafa am ku koy jéem a néewal doole demal toroxal ma kooku vase yi day dem toroxal ko wala benn walaakaana taxaw fee di la saaga wala di la def ay affaire jinne yi dañuy dem def ko 0 bu nekkoon 100 dañ koy wàccee 0 waaw moo tax booy tooñ bul tooñ ku la ëpp doole ndax dañ lay duma ci baatin boo nekkoon 100 da ngay dem ba 0 doo ko amati waaw léegi nag jinne bi mën na xeex mën na duma mën na téye wërsëgu nit mën na def yépp kon nag Prince Baba Moule Jinne Yaltu mbokk yi kon nag tuddee naa ko Prince Baba Moule wërsëg yi nga bolekoon yépp de boleke ko dégg nga bés ni ki tey sama waaw ngay doxee sama ndigal ngay doxee jinne yi dalal leen ko bismillah makko gàlla àlla galle makko daarullaahi kon nag maa ngi santaat suñu borom bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam sang ñi Muhammad kon nag Prince Baba Moule Jinne Yaltu kon nag tuddee naa ko Prince Moule vraiment Prince defe naa am na ñeenti turandoo jinne macha allahu Prince Baba Moule Jinne Yaltu jinna mbokk yi jinne baa ngi génn nag ab ponkal la ab poids lourd la ab doole kese la nag Prince Baba Moule Jinne Yaltu Prince Baba Moule Jinne Yaltu Prince Baba Moule Jinne Yaltu mbokk yi jinne baa ngi génn Prince Baba Moule macha allah jinne baa ngi génn xool ko zumal bët yi zumal kanam gi gis ngeen jinne bi nu gis ngeen ko ak tellement bët yi du bëtu nit bëtu jinne bi la Prince Baba Moule xam ngeen ne Kanka Moussa la tuddoon mu tuubal ko tuddee ko Prince Baba Moule jinne baa ngi génn Prince Baba Moule Prince Baba Moule Prince Baba Moule jinne bu am doole la jinne bi luu la nee na mus na soppale ku nekk nit Prince Baba Moule xale bi soj na 1 an moo ngi soj. Alors vous voyez donc chers internautes. Prince Baba Moule. L'esprit donc est en train de sortir. Donc Prince Baba Moule. Kanka Moussa a finalement été converti en l'islam par le khalife général des djinns. Prince Baba Moule Jinne Yaltu. Qui lui a donné Go le Ayet nom Jinne. de Prince Baba Moule. Moule. Donc maintenant Prince il Baba Moule. demandé de sortir. Prince Baba Moule Donc, kanam de gi la zoom leen dame, kanam donc gi. Prince Baba Moule, donc vous voyez, il est en train de sortir, mais c'est un djinn. Prince Baba Moule. Un esprit très puissant, donc c'est pourquoi il sort vraiment avec une petite difficulté. Prince Baba Moule Jinne Yaltu. Prince Baba Moule, il est en train de sortir exactement. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very spirit whose name was Kanka Moussa has been then Prince Baba Moule Jinne Yaltu. of the jinns who has given him the name of Prince Baba Moule. Moule. Now Prince Baba Moule is just getting out from the body of this very lady. So he is a very powerful spirit. That's why Jinne bi dafa am doole. he is getting out, but it is a little bit hard because he is so powerful. You see, you can hear how he is just shouting loudly and Jinne Yaltu. going with his shoulders because the spirit is really powerful. That's what is happening right now with the Khalif General of the jinns, the king of all the kings. You see then Doyen Aziz. Prince Baba Moule Jinne baa ngi génn. What is happening right now in Wolof maybe. Prince Baba Moule mbokk yi. C'est les derniers instants. Maintenant, ce n'est plus Kanka Moussa, mais c'est Prince Baba Moule. Alors, les derniers moments qu'elle est en train de vivre aussi. Jinne vous la Yaltu voyez, jinne baa ngi génn. waaw mu ngi génn fi mu ne nii c'est la sortie. Comme ça, le djinn va définitivement abandonner la fille pour lui permettre quand même de vaquer à ses occupations et pour lui permettre aussi de retrouver la totalité de son esprit, la liberté de ses mouvements et de tout ce qu'elle a envie de faire au grand bonheur de son mari, lui aussi, qui sera soulagé parce que quand même, bi dañ naa. vous l'avez vu, Sànq dafa ñàkkoon. il a beaucoup souffert avec ce rhume qui les a habités pendant presque un an aujourd'hui, et vous le voyez aussi. Jinne Prince Baba Moule Jinne Yaltu. Prince Baba mbokk Moule yi donc. Prince Baba Moule jinne baa ngi génn gis ngeen macha allah mbirum Alors jinne. c'est son tout nouveau nom de l'islam, Prince Baba Moule. Voilà donc. moo ngi génn jinne baa ngi génn dafa am doole.
Prince Baba Moule gis nga ko ab loola. waaw Prince Baba Moule gis nga ko jinne bu am doole la. waaw ursu xam nga dafay bari doole. ursu dafa am doole. dafa bari doole waaw moo tax. yàllatu jinne baa ngi génn mbokku julliti mbokku taalibe yi mbokk yi concentré wu ci Facebook ci YouTube macha allah na ngeen partager aussi vidéo yi ndax dafa am solo di partager bu baax a baax di def ay commentaires c'est important macha allah di wax ci seen xalaat ak li ngeen gisee affaire yi. liggéey bi li ngeen ci sentir. aussi bu nekkee yéen a ngi koy dund tamit seen kër yi ngeen koy partager di commentaire li ngeen di dund c'est important. parce que nit ñi dañuy seetaan YouTube bi TMS adduna bi yëpp dañ koy seetaan président yi dañ koy seetaan ministres yi homme d'affaires yi ñu mag ñeeg ñëpp dañu koy seetaan ndax nag télé bi nga xamante ne buy feeñal lépp lu nëbbu macha allah làmboog njëriñ. waaw loolu moom defe naa ne wér na lu leer la parce que sànq sëriñ bi wax na ko ci biir commentaire am nee na moom li ma ko waxoon rek ne ko yow tu es en avance sur tous les guérisseurs et tradipraticiens parce que au moins vous avez eu le courage de montrer à l'opinion nationale, internationale, ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous êtes en train de travailler dans une maison de verre. Donc defe naa ne slogan bi mooy feeñal li nëbbu woon te Olof Njaay def na lu ne fàng kenn du ko jeex donc li ngay def defe naa ne ñu ngi koy vivre en direct tey ba nga xam ne ni tey nit ñi nga xam ne ni dañ doon am jiixi jaaxaf maintenant ils sont convaincus, ils sont séduits de l'immensité en tout cas du pouvoir mystique de Thierno Moulay Sow, the king of the king. Voilà donc vous voyez les derniers instants Moustapha, les derniers instants de ce mauvais esprit qui est en train de quitter définitivement la fille, je le disais tout à l'heure, sous l'œil attentif de son mari, mais aussi de son frère. Et c'est pas facile parce que nag guy sax bu daanoo dafay def bruit donc lii mënu cee ñàkk il faut mu yëngatu macha allah ndax doole ñi àndal la. dafa am doole. am doole ba pare am at yu bëree bëri parce que 590 ans. 590 ans. muy juróomi téeméeri at ak juróom-ñeent fukk defe naa ne loolu day wax dëgg yàlla ku ko dund moom ponkal nga. waaw. ponkal nga. dund na de. waaw yaa gën a lekk ceeb de. waaw. gis ngeen ko. ñoom nag Espagne lañ jógee. dañoo dagg billet ñeenti billet la ñu dagg jóge Espagne pour faju si. dëgg la ñeenti billet lañ dagg jóge Espagne pour ñëw faju si waaye defe naa ne ñëw bii ñu ñëw rëccuwuñ ko. rëccuwuñu ko de. mais aussi ce qui nous fait grandement plaisir mooy la patience de son mari. la compréhension aussi de son mari. parce que wax nañ ko bëri na góor ñoo xam ne nii mooy que ça bu dalee seen jabar dañuy dem bàyyi ko. wala ñu jël ko jébbal ko ay mbokkam. waaw mais loolu. mu ne du ma ko def parce que nag moom aussi dafa ànd ak gëm-gëm parce que yenn aussi il faut nga ànd ak gëm-gëm. malgré que lu nekk def na ko jëm na ko rey jëm na ko faagaagal. jëm na ko yàq feebar lu nekk def na ko. yàq liggéeyam mais mu téye rek te xam ne yàgg yàlla dina ko tette ba indi ko fii ci Thierno Moulay Sow. defe naa ne tey résultat baa ngi nii amul dara lu mu ciy réccu gis nga son frère aussi mu ngi taxaw waaw donc gis nañ ko jébbalu na ba pare Prince Baba Moulay. Prince Baba Moulay tudd na baatu seede yi ngeen dégg ko. mu tudd ko waaw. mun nañu delloo ko dooleem. waaw doole ji lay laajaat. delloo leen ko doole bi macha allah delloo leen ko kattanam. nañ ko delloowaat doole bi. nañ ko delloowaat doole bi. dafa bëgg a génn. xam nga ne ku fi ñëw jinne dañuy rocci sa doole ma def ko sama poos. dëgg la. delloowaat leen ko doole bi. waaw delloowaat leen ko doole bi delloowaat leen ko doole bi. delloowaat leen ko doole bi parce que ku fi ñëw ànd ak doole damay jël sa doole def ko sama biir poos. waaw loolu yàlla jox na ma xam-xam bi ak kattan ak pouvoir. waaw te loolu sax def naa moom firnde bi gis nañ ko parce que bi mu dugg see gis nga ko ni mu taxawee toogal mu ne du ma toog. nee naa la rëyul. waaw guddul gàttul waaye baatin kese la xam-xam kese la. dëgg la pouvoir kese la kattan kese la doole kese la lépp nag doole suñu borom la. waaw macha allah gis ngeen ko. jinne bu am doole la. maanaam jinne bu am doole la. jinne bu am doole la gis nga ko. Prince Baba Moulay jinna bismillah. jinne la buy xeex nag day xeex. mën na xeex bu baax. waaw moom day defante de. waaw ñoom ñoo ñëwoon ci kaw di doxum robot gug gag moom la. gis nga ko moom la. mooma zulku.
gis nga nii lañ doon doxee keroog nii lañ doon doxee di ma seet si di ma natt ba xam li ñuy woote ci man mu ngi fi wala newu fi xam nga ne bu fi dara newul woon dana yéeme kon nag macha allah jinne bi dina génn ni mu ngi génn dafa am doole nag dafa ànd ak doole de gis ngeen ko mbokk yi yéen a ngi gis yéen a ngi seen TMS TV lépp nag yàlla ak yonente bi la rek macha allah ñun duñu dara suñu borom la allahu tabarakallah moo ñu jox xam-xam jox ñu baatin ba pare dooleel ñu ci lii man duma ci dara lépp suñu borom la lépp allahu la ku màgg ki ku tedd ki te xam nga Moustapha li ci yéemu mooy sëriñ bi lépp da koy jël delloo ko suñu borom defe naa ne loolu lu am solo la te it témoignage bi ñu dégg sànq oustaz Babacar Mbaye Babacar Ba daal di koy def ñëw maanaam wax yàlla li mu wax ci jinne ci alxuraan ak lii sëriñ bi def tamit ni mu ko rafetloo loolu yëpp pour firnde ne sëriñ bi li muy def fu wóor la ko teg ci xam-xam bu wér la ko teg ci kàttanu suñu borom te saa bu waxee daan na lépp daf ko delloo suñu borom. dafa am doole. dafa am doole de. waaw. macha allah. actuellement nit kaa ngi ni jinne bi génn na. Prince Baba Moulé génn na ndeysaan gis ngeen ko. nit kaa ngi noonu. soxna si dellu si waat na. jinne bi génn na. Prince Baba Moulé génn na. waaw xam nga nag sëriñ bi foo yàgg ñu bugg la faa génne du yomb nag. waaw du yomb macha allah du yomb du neex. waaw. waaw te defe naa ne lii nga gis ci geste mu def ko tey moom mooy firnde ne wax dëgg yàlla ndeysaan kaay xool ko. bëgguloon génn bëgguloon bàyyi waaye nag boo dajeek li olof Njaay di wax ne. waaw. waaw bi ñuy ñëw. waaw xoolu sax rakk ji. tudd ko ma ne ko du sa mag jinne bi la mais comprendre mu ñàkk ko teggin te kii dafa ma woo si suba ne dama ñu bëgg a ñëw seet si ma ne ko comme dañuy ñëw fii mu ñëwaale dafa ñëw ndeysaan mu ñàkk ko teggin ma woo ko ma ne ko dalal jinne bi la quoi du moom. dëgg la moom nag mu comprendre ndeysaan mu dal wallaahi gis nga mu koy door a. gis nga léegi moo ngi saafonte ak moom. gis nga jëkkër ji lu mu wax ci suba daf ko ñàkk teggin. parce que instant boobu noonu jinne bi moo nekkoon ci kii. waaw kii rakk la kii ñëw kii ñàkk ko teggin du kii de jinne bi moo nekkoon ci moom. mooy jinne bi ma génnee léegi nii Prince Baba Moulé. moo nekk Kanka Moussa. xam ngeen ne suñu borom. moo mun a maye. dëgg la. the king of the king. te loo wax ci li Moustapha. macha allah kii defe naa ni mooy doomu soxna ajaratu Mariama Camara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram. di papay Prince Moulé bi ñu tuddee jinne bi di ñaanal Prince mu dem ba sut ay waajuram sut le monde entier. di ziar aussi madame Sow la reine di ziar soxna Umu suñu goro defe naa ni Thierno Moulé Sow il est unique defe naa li ko yàlla may amul kenn ku ko yàlla may ci ko suuf. fii nag mooy le roi médecine traditionnelle du monde. l'empereur le bourreau des dëmm le maréchal. the king of the king. le xalif des xalif kii képp ku fi sëriñ mooy sa xalif ci wàllum jinne ci wàllum dëmm ci wàllum rab ak yeneen ak yeneen yoo xam ni nit ñi ngi ñëw fii di ko utsi ci kër gi moo xam Sénégal moo xam la monde entier kii mooy Thierno Moulé Sow defe naa ne Abdou Aziz Diagne suñu nee Thierno Moulé Sow rek xel yëpp day dem ci batalo Joola defe naa ni batalo Joola xam nga le roi haha bi nga xam ne moo daaneel bateau Joola daaneel bateau Titanic sëriñ bee ko moo leen jàpp ñoom ñëpp mooy duma jinne yi di leen tuubal di leen téye fii ci kër gi kon defe naa ni sëñ bi yàlla suñu borom moo xam lu wàcce ko wàcce yonent yàlla Souleymane wàcce alaaji Thierno Moulé Sow ñoom ñooy duma jinne yi di leen tuubal fii ci kër gi kon gis ngeen depuis
2 heures de temps et quelques parce que depuis 20h30 ba léegi ñi ngi ci Guinée bi génn na ñu tuddee ko Prince Baba Moulé nga dégg nag sànq pour mu génn def na fi ay révélation yu doy waar dem na ba ci jëkkër ji gis nga depuis 1 an mi ngi ànd ak soj bu méttee métti nga gis sànq malgré que clim bi mi ngi tàkk ñëpp a ngi liw moom mi ngi ñax ba tooy xepp kon defe naa ni sëriñ bi balaa ñuy jóge fii defe naa ni saafara na lépp kon defe naa ni Alaaji Thierno Moule Sow the king of the king kon Abdou Aziz Diagne defe naa ni loolu nekk na lu am solo sëriñ bi nag yemul rek ci wàllum praticien mais il a su réussir à mettre en place une chaîne de télévision qui s'appelle TMS TV créé ci ay emploi te defe naa ni monde bi fu ñu toll nii léegi information dafa am solo dans le monde entier kon sëriñ bi defe naa ni c'est un citoyen modèle defe naa ni porteur de voix la bu ñu amoon ñaari sëriñ yu mel ni moom ci kaw àdduna kon defe naa ni léegi àdduna bi changé Abdou Aziz Diagne. C'est un porteur de voix, c'est un leader d'opinion aussi, mais aussi c'est un légaliste, comme je l'ai souvent dit. Alors ce soir, il nous a montré encore ce dont il est capable pour venir à bout de ce redoutable djinn qui s'appelle Kanka Moussa. Et dès l'entrée, on a vu les gestes à l'endroit du marabout, les menaces que Kanka Moussa avait proférées à l'endroit du marabout et était même prêt à éliminer physiquement le marabout. Mais la suite se passe de commentaires parce que vous avez tout suivi en direct. Il s'est agenouillé en fin de compte après avoir soigné ou fait sortir cette terrible rhume, ce rhume chronique qui a affecté son mari pendant plus d'1 an. Alors vous l'avez vu, ce rhume quand même a été vaincu. Aujourd'hui, il est là, il s'est converti à l'islam avec un nom, Thierno, Prince Baba Moulé. Prince Baba Moulé. Prince Baba Moulé. Donc defe naa ne loolu leer na tur boobu la am Kanka Moussa bi moom sëriñ bi nag bañ ko changé mu tuddee ko Prince Baba Moulé léegi daf ko tuubal dugal ko ci diine l'islam fas yéene ko sëriñ bi nag moom li ma yéem ci yëfam nee na jinne yi dañu am droit de vie comme ñun moom du jël jinne rek génne ko sànni la ci mbedd mi bu la jëlee daf lay bàyyi ci kër gi di la dundal nga di ko liggéeyal mu di la entretenir parce que nag quand même nit ki doo ko rab doo ko jël sànni ko parce que boo ko sànnee mën na dem defi ay yeneen dégâts. demal nga defi dégâts. mooy dem nga dem defi dégâts. moo tax mooy demal def tuuxi duuna ci kër gi vraiment gis ngeen ko kër gi doo ñëw te fekkoo fi gàtt. dañ leen di encouragé dañ leen di fii rab yi ak jinne yi. waaw fii daara la. dëgg la. dañ leen di encouragé maanaam dañ leen di. encadré. teg leen ci yoonu siraatal mustaqim rab yi nga xamante ne dañ daan naan deretu nit di rey nit di def lu bon dañ leen di tuubal xamal leen kenn moo fi nekk mooy suñu borom kenn la ñu war a julli ci moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal leen ne man maay seen wasila man maay seen sëriñ ginnaaw yàlla ak yónnente bi man maay seen papa maay seen yaay ñoom jinne yi donte ne ñoo ma mag mot nañ ma ay maam waaye yàlla man la def seen xalif ma daal di leen xamal yàlla ak yónnente bi jàngaleen alxuraan ba pare ñu daal di ànd liggéeyal yàlla ak yónnente bi ci jaam ñi parce que boo tuubalee jinne boo jàppee jinne bàyyi ko mu dem mooy demal yàq ji demal def lu bon waaye boo ko tuubalee bàyyi ko sa kër di ko liggéeyloo di ko jaamuloo yàlla vraiment da nga ci am yàlla am ci yónnente bi moom it dana ci am yàlla am ci yónnente bi ñeneen ñi ngay ñaanal dañ ci am yàlla am ci yónnente bi parce que jinne yu bëri dañuy bëgg am ñu leen di yilif dañuy bëgg am kilifa waaye duñ ko mën a am na jinne nga xamante ne dañuy bëgg am kilifa waaye duñ ko mën a am waaye nag moo tax yàlla wàccee ma ba jinne yi bëri nga xamante ne tey dañoo ñàkkoon kilifa wala ñu bëggoon nekk am ay kilifa tey suñu ñëwee jébbalu nekk sama taalibe ma daal di ànd ak ñoom ñu liggéeyal yàlla ak yónnente bi kon nag xam nga ne loolu mayum suñu borom la. Dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. You have been following this very video. You see then how, Thierno Moule Sow just did his best to make out this very jinn from the body of this very lady. You see that this very spirit whose name was Kanka Moussa has been converted to Islam by Khalif General of the Jinns, who has given him the name of, Prince Baba Moule. Now you see then this very lady, she's a little bit astonished because
she didn't know even what happened here. That was really incredible. And you saw how Thierno Moulay Sow did his best, fought with this very jinn and make him out from the body of this very lady. You even saw, you know, how the spirit was talking about this very cold who was affecting this very lady and who was also affecting, you know, her husband. But thanks to Thierno Moulay and thanks to, you know, his power, you know, now everything is feeling, you know, everything is right and everything is cool now, and this very lady is feeling better, and the jinn is, you know, out of her body, and he is staying here with Thierno Moulay Sow, and he will be working for Thierno Moulay Sow. So thanks for following us every time on TMS TV, your favorite channel. It is only happening here. We'll be showing you every time what is happening here with Thierno Moulay Sow, the king of all the kings, the Khalif General of the jinns.